Midi Culture. kaamilub alxuraan Aliou Sall teg ci loxoom kon kitaabu ci kanamu yàlla ne li nu ko tuuma laale wu ca lu toll ni tarfatal ay ni ba noppi ne kon moom mi la di maire Guédiawaye boole ci tekki ndombal tànkam directeur général caisse de dépôt et consignation bi ko magam di président Macky Sall takkaloon ay farandom ya nekk ci Guédiawaye ne naqar la ñu am ci dogal bu ni mel ndax li wérte wóor moo di ne kon ki nu tuumaal li nu tuumaal la seen jiit moom laale wu ca dara ba noppet di sàkku ci moom mu mar a bañ a jël dogal bu ni mel ca bopp mairie bu Guédiawaye waa aar li ñu bokk moom ne waati Aliou Sall yooyee la nga yëngalu leen te it kon du wàññi dara ci xeex bi nu sumb ngir leeral coowul pétrole ak gaz bi li mbokk yak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon saltige yi amalaat xoy yi nuy def saa su nawet jubsee nataal bi tey ñu leen di gën a xamaleek xaar mbay ma jaaga gan gi buñ ci noppee Midi Culture day buur ñu ñaanalante daaw dëgg yi moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ci feggoo ak Kati Ndiaye ñu am ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck du nuyu mbokk auditeurs yeeg internet yu ñu suivre. mi ngi noonu kon coowul pétrole beek gaz bi mu mel ni kon loolee tax na ba kile di Aliou Sall tekki na ndombal tànkam. tekki na ndombal tànkam moom nag ni ki démb rek ci ngoon nag la daal di publier li nga xamante ne rek moom moo di lettre de démission wam bi nga xamante ni ay partisans wam nag ña nga fa woon fees fa dell ba mënul woon a dugg ca mairie bu Guédiawaye waaye tamit nag la ca gën a fës nag moom mooy vidéo ba mu def daal di jëkkati loxoom teg ko ci kaw kaamilul alxuraan di waat rek ne loolee ñu koy jiiñ nag yëpp defu ko ba tax na jamono ji nag nekkatul directeur général de la caisse de dépôt et de consignation Aliou Sall ci micro wu Dakaractu. maa ngi téere alxuraan bi di waat ci sunu borom di waat ci alxuraan ne lii ñu may tuumaal ne dama jot xaalis bu jógee ci Timis Corporation dugg ci société bu ñuy wax Agritrans ne mosula am du dollar bu gën a ndaw waxuma la nag $250,000 bu mos a jógee ci Timis Corporation dugg ci compte Agritrans ñu ngi may tuumaal tamit ne xëy na dama am wàll maanaam li ñuy wooyee action ci société yi nga xam ne ñu ngi liggéey pétrole ci Sénégal ma leen di waatal ci alxuraan ne amuma benn wàll awuma benn pourcentage maanaam ay action yoo xam ne ci société yi liggéey pétrole ci Sénégal la wala sax ci yeneen société yi ci àdduna bi yoo xam dañu am relation ak pétrole wala gaz ci Sénégal loolu maa ngi koy waat ci alxuraanu yàlla bi nga xam moom la teg suma loxo ndeyjoor di leen wax ne tuuma yooyu yëpp amul. ma ciy profité tamit ndax xëy na du actualité waaye souvent am na ñuy waxtaanee naan banque boobu ñuy wooyee BDK dama ci am action wala dama ci teewal Macky Sall yor ay intérêt may waat tamit ne banque boobu yi tamit ñu may tuumaal ne maa ko moom wala dama ci am wala dama ci représenté Macky Sall amuma ci benn action même bu tolloog 0,0001%. waaye nag nit ki da nga am fu ngay toll ci tuuma gannaaw ba nga ko teggee ci ay wax nga teg acte buy wane ne yow lii ñu lay tuddal naan yow kuy profitoo nga ci wàllu alalu Sénégal kuy profitoo nga ci nguuru Sénégal ndax rek sa mag mooy président nga teggi loolu bu dee direction caisse de dépôt moo tax wax ji yëpp am ma jël décision teggi suma ndombo tànk ci caisse de dépôt consignation. mu nekkoon kàddu yi Aliou Sall di maire bu Guédiawaye dogal boobee nag mu jël ngir tekki ndombal tànkam neexul benn yoon ay àndandoom. neexul leen ba tax na rek ñu koy daal di xamal ni mu daal di gën a ànd ak dal waaye tamit na fexe rek ba bu mu démissionné rek ca mairie bu Guédiawaye ba tax na nanu teewlu ki nga xamante ne moom moo di Babacar Kanté nekk responsable partisan wu Aliou Sall foofule ca Guédiawaye. Je ne dis pas que Guédiawaye moo perte mais peut-être Sénégal d'une partie perte nañu kon peut-être politique tax na ba tey mu war a tax mu teggi ndombal tànkam ci biir CDC je me dis que ñun Sénégal war nañu dépasser lu mel nii parce que tey jii nit mën na liggéey am na xarañte mën na def li waaye il faut que ñu dëxañ ko ci biiru politique def pression ba finalement lu mu waroon a def du ko def mu démissionner je me dis que loolu la ñu am tey jii c'est une déception et je pense que c'est une perte du moom kese mën na arriver aussi ñeneen ak ñeneen mais dama bëgg Sénégal ñu bàyyi si xel ci loolu que politique am na fa la yem nit ki buy liggéey nañ ko bàyyi mu def liggéeyam parce que dara terewul liñ koy tuuma ñu bàyyi justice def liggéeyam te yemuñu fa il faut que ñu def pression pour mu démissionner te tey jii dafa démissionner vraiment déception la Guédiawaye ak ñëpp ñoo xamante ne ñu nekk ci Sénégal ñoo xamante ne naw nañ ko xam nga pour le moment lu ñu dégg ci CDC la mais Guédiawaye xalaatuma ni que Aliou dina démissionner ci maire bi parce que mandat bu mu yor du ci moom waaye askan wi ñoo ko wóolu jox ko askan wi ñoo ko dénk kon tey jii mënul taxaw mu naan lii dinaa ko def ci Guédiawaye dinaa démissionner je ne pense pas
pas quand même kon bu xalaatee ay démissionner ñu nañ koy jàppee comme genre trahison la te je ne pense pas que le mot trahison même mu exister dans son vocabulaire naka ngay mën a sa base affective boo xamante ne moo la may doole tey ji ci wàllum politique nga ne da nga fay démissionner mais boo fa démissionner mooy lan mooy bàyyi nga politique. mu nekkoon kon kàddu yi Babacar Kanté mi jiite ndaw ñi ànd ak Aliou Sall foofee ca Guédiawaye kàddu yu ni mel mi ngi koy yëkkatee démb ca mairie bu Guédiawaye waa plateforme aar lu ñu bokk itam yëkkati nan ay kàddu jëmale ko ci dogal bi Aliou Sall jël. ba tax na rek daal dina ñu xam ne dogal gi mu jël nag loolu mooy yoon waaye du leen tere dellu benn yoon ginnaaw dinañ daal di gën a dem ca kanam rek ngir rek indi ay leeral jëm ci dossier bi dinañ dem rek ca kanamu organe judiciaire yi nga xamante ne ñu ngi fii nekk ca bitim réew ngir rek dossier boobu daal di leer na nanu teewlu ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Tidiane Dieye bu aar lu nu bokk. donte nit démissionné na wala keneen mën na cee topp ñun dañu ni képp koo xam ne tudd nañu sa tur ci rapport inspection générale d'État bi nga xam ne kenn mënul laam-laame ni am na képp kuñ ci tudd sa tur ñu woo la jébbal la yoon def ci li mu war ñaareel bi ñu ni woon nañu renégocier contrat yi nga xam ne jox nañ ko Franck Timis te mu di contrat yu bon ci askanu Sénégal di tax ñu ñàkk suñu alal ñàkk suñu pétrole ñàkk suñu gaz te muy dem ci ñoo xam ne ñii kenn mënul accepter ñooñu di jël suñu alal di ko yóbbu ak alal ji nga xam ne itam ñu ngi koy tudd mu dugg ci ay compte bancaire fii ci réew mi wala ñu koy tudd ni ay at ci kanam dina dem ci ay compte ci li ñuy wax ay paradis offshore ak fiscaux ci bitim réew loolu yëpp ñu jëli ko mu duggaat ci biir réew mi nga xam ne dina nekk njëriñ ci askan wi. mu nekkoon kàddu Cheikh Tidiane Dieye bu plateforme aar li ñu bokk ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñaari simili. King FM, première radio digitale du Sénégal. ñu wax ci forum régional jëm ci kon wàllum jënd ak njaay buy gën a lëkkale dendu Afrique. loolee la ñu bëgg ba tax na rek zone de libre échange bi continentale africaine daal dinay invité dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir CEDEAO waaye tamit CEEAO ngir rek ñu daal di signer accord de libre échange ndax dëkk africain yi daal di gën a mën a dugg ci wàllum intégration wu dëkk yi jëm rek ci continent bi ngir rek Afrique daal di gën a mën a jëm kanam ngir xam ci lu ca bëri nanu teewlu ki nga xamante ne rek moom moo di Ndeye Mati Dieng mënu fa teewaloon. forum régional ci wàllum commerce bu Afrique de l'Ouest ak Afrique centrale amal nañu ko dëkk yi tënku ci CEDEAO ak CEEAC daje nañu Ndakaaru ngir waxtaanee naka la ñu war a mën a def ngir andi seen ndimbal ci ZLECA zone de libre échange continentale africaine loolee ci teewaayu Aminata Assome Diatta ministre du commerce bu Sénégal la xewee. zone de libre échange continentale bi am na avantage bu am solo ci Sénégal ndax Sénégal li muy jaay ci pays africain yi du ko jaay ci beneen continent boo xoolee téeméer boo jël lu weesu ñeent fukk ñu ngi koy jaay ci continent africain. te ñun ci li ñuy soxla pour suñu importation yu ñuy jéegaane boo jëlee fukk ak juróom benn rek ci loolu lay toll ci loolu la ñuy importer ci Afrique donc dëgg la boo waxee zone de libre échange nit ñi dinañ am xëy na ñaari xel ci mbirumu perte recette douanière waaye comme lu ñuy importer ci pays africain yi barewu donc mën nañu gëm ni impact bi du am solo trop ci recette douanière yi. Khadijatou Mbaré Fall di ministre bi ñu dénk wàllum commerce ca Mauritanie li mu bëgg mooy ginnaaw bi ñu signé ZLECA ñu andi ay institutions yu koy gérer. Nous ne voulons pas que en signant la ZLECA les pays tiers bëgguñu signé ZLECA ba noppi yeneen i réew di ci bénéficier wu wala di jaarale ay produits yuñ defaree ca àll ba pare gën a yomb di ko jaay fii ci Afrique nañu teg ay règles ngir loolee bañ a am. Il faut des règles pour gérer un peu ces pratiques. Alma Oumarou di ministre conseiller bu président bu Niger jàpp ne ngir commerce dox ci Afrique ni mu waree faaw rek ñu am benn koppar boo xam Afrique yëpp a koy bokk. L'aspect monnaie ne fait pas partie. wàllu koppar bokkagul ci accord bi wante dina ci bokk ndaxte koppar mooy tax ba jënd ak njaay daal di mën a yemb waaye nag war nañu am koppar boo xam ne fépp dañu koy nangu ci continent bu Afrique ndax soxla nañu ko. dans la monnaie. ci fàttali ñeent fukki dëkk ak ñeent yu bokk ci Union africaine ñoo signé accord bi ngir sos ZLECA ca Kigali di dëkk bu nekk ci Rwanda boobee ba léegi nag juróom-ñetti dëkk ñoo dolleeku ci signature boobee ñaar fukk ak ñett ci ñoom di ko doxal ni mu waree. Ndeye Mati Dieng ci ndaje moomee la ñuy des ba tey kon ak kàddu yi ci njiitu réewum Sénégal président Macky Sall yëkkati na ci ay kàddu di xam la rek ne jamono ji li mu bëgg moom mooy gën a doxal lii di commerce fépp rek ci Afrique ba tax na rek muy woo yeneen dëkk yi nga xamante ne ñu ngi ci li ni mel ñu booloo lëkkaloo rek ngir daal di gën a mën a doxal li ni mel nanu ko teewlu ci micro wu Ndeye Mati Dieng. Notre rencontre se déroule dans un contexte marqué d'une part par la recrudescence voire la suñu daje bi li ko wundu mooy crise ak tension yu ñu nemmeeku ci njënd meeg njaay mi te comme ni ngeen ko xamee suñu continent bi di Afrique bëri na ay ressources yu ñu yàlla jagleel te ñu mën see sukkandiku ngir suñu commerce mën a dox waaye nag bu ñu fàtte ne marché chinois bi tamit mu ngi fii accord ZLECA bi dina taxawal marché commun bi gën a mag suñu mbëbët mooy ñu fexe ba ZLECA bi
nekk li boole dëkku Afrique yi ci wàllu koom-koom ak ci wàllum politique ngir taxawal marché commun bi nag faaw réew yi daal di sóobu ci amal ay coppite ngir rataxal dem beeg dikk bi waaye it ñu daal di liggéey ngir yokk yoon yi ba loolu yëpp daal di antu li ko waral mooy kenn mënta wax njënd ak njaay te waxoo ay tali yu baax ak it ay raay frontières yi tamit ñu yokk kaaraange gi. De communication, puisqu'on ne peut pas commercer si on n'a pas de route, si on n'a pas de chemin de fer entre nous, si les ports ne fonctionnent pas. kaddu yi président Macky Sall Ndeye Mati Dieng moo ko taataan Pape Madiakhaté Sarr faram fàcce ko ci kàllaamay Kocc Barma moom président Macky Sall sax jël na dogal ngir daal di jëlee Marième Badiane ak Thérèse Faye ci poste yu ñu nekkoon moom Marième Badiane nag moo doon jiite kon jigéen ñi daal di jiite APR mu daal di fay teg kon jëwriñ ji jiite jigéen ñi di Ndeye Saly Diop Dieng bu fekkee nag ñi nga xam si ñoo di waa COSER mu teg fa Mamadou Sow mi nga xam si moo jiite ndaw APR ya nekk ci département bu Linguère Midi Culture midi moo jot ba tegal fukki simili ak benn. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Kati Ndiaye ak auditeur yu King FM. maa ngi lay fay Kumba Ba dañu koy tàmbali foofule ca Mauritanie ñi nga xamante ni ñoo féete ci kujje gi ñu ngi xam leen ne takk der yi rek seen intervention yu ñuy def jëm rek ci seen wàllum élection yi doon lu leen métti waaye rek ci fàttali loolee mi ngi amee woon ni ki démb ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin foofule ca Nouakchott. muy candidat yi nga xam ne ñoom ñoo faree ca opposition ba te doon xëccoo bopp réew ma ñoom nag ni nga ko waxee kat yi dañuy ñaawlu bu baax anam bi nga xam ne moom la police ba duggee ci seen makkaan ya di seen siège jàpp fa seen ay militants yu bari ci siège ku ci mel ni Biram Dah Abeid ak kan Hamidou Baba loolu nag mu ngi xewee démb ci guddi ay jàppante yu metti jotoon na am ci diggante militants yu candidat yu opposition yooyu ak it ñi nga xam ne ñoom ñoo faree ci police anti émeute ba loolu nag ci gox yu bari nemmeeku woon nañ ko fa démb ci guddi kon ci Nouakchott am na yeneen candidat yu opposition bi yoo xamante ne bi ñëwoon nañ ànd ak seen naataangoo yoo nga xam ne dañoo yàq seen ay siège pour firndeel leen seen solidarité ku ci mel ni Mohamed Ould Mawloud ak Sidi Mohamed Ould Boubacar. ci ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di ñaari experts ONU yooyu leen ñu faatoon ci weeru mars atum 2017 foofu la ca RDC kii di directeur provincial bu agence nationale de renseignement dina daal di jàkkaarloog JP Mukanda ci ab audience. audience ba sax jot na am kat yi kon démb ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin beneen audience ñeel xool saytu ki nga xamante ne bi moom mooy Jean Bosco Mukanda moom nag nekkoon na chef bu milice moom nag ci bi audience ya doon tàmbali ba léegi ab témoin la woon. ci cëppaandawul audience ya procès ba dañoo jàpp ne moom mi kat bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo faat kii di Michael Sharp ak it Zaida Catalan di ñaari ndaw yoo xam ne ay expert lan yu ONU yabaloon foofee ca dëkk ba ñu faat leen ci weeru mars atum 2017 la xewee woon foofee ca Kasaay ki nga xam ne nag témoin vedette lañ ko jàppee woon ci accusation ya ba ñu tàmbalee ba tey waaye nag moom bi mu àddoo jël kàddu dafa ne moom lépp loo xamante ni bi def na ko liggéey la boo xam ne collaboration la ci àndal ak ñi nga xam ne ñoom ñooy service yi yor wàllu karange foofee ca Congo. ñu dem ca Amérique bu nu sukkandikoo rek ci taskatu xibaaru américaine yi nag ñi nga xam ne Washington daal dinay valider ay cyberattaque jëmale ko ci waa Iran. Il ne faut pas confondre prudence et faiblesse maanaam bu ñu koy tekki ci kàllaamay olof moom mooy bu kenn jaawale moytu ak it tapet loolu ab avertissement la maanaam di artu bu John Bolton daal di def ci régime iranien bi John Bolton nag moom mooy conseiller à la sécurité nationale bu Donald Trump maanaam njiitu réewu États-Unis moom moo koy xelal ci lépp lu jëm ci wàllu kaaraange dëkk ba moom nag mu ngi àddu xamal ko ñi nga xam ne ñoom ñooy iranien ya ñu jàpp ne nag moom dafa gën a xam ba taal ba ndax jamono ji ñaari dëkk yooyu di Téhéran ak Washington seen diggante dafa naqari loolu ay sàndante ay baat yu ñaaw lu nekk la ñuy defante ñu njorti ni sax ay congu jot na tàmbali te ki ko def di Pentagone congu yooyu nag ci wàllu informatique ak xarala yu yees yi ci lañ ko tàmbalee jëmale ko ci ay installation iranienne yu bëri ñu nekk foofu ci dëkku États-Unis kon kat yi tey fii la ñu yem ci xibaaru biti réew yi. ngërëm ñeel na la bu baax Kumba Ba doon faram-fàcceel xibaaru biti réew yi tàggat yaram ma ciy topp gannaaw bàkk bi lay doon. Tout de suite, le sport. Now, sports.
xibaaru tàggat yaram mi dañ koy tàmbalee kon ak gaynde équipe nationale bu Sénégal ak kàddu yi Sadio Mané. Sadio Mané yëkkati na ay kàddu di xam la rek ni pare na ci ngir rek jouer match bi war a dox ci seen digganteeg Algérie moom attaquant wu gaynde yi nag ci fàttali rek joué wul woon première match bi waaye jamono jile rek daal dinay pare ngir jàppale ay partenaire am ngir rek ñu daal di am ndam ca match boobu leen nañu teewlu Sadio Mané ci micro King FM. si pare nañ ñun kay non match bi kay waajal nañ ko comme ñu ko war a donc ñun kay jour ji rek la ñuy xaar def comme ni ñu ko daan defee et puis def lépp pour gagner ni ma ko yàggee waxee ñun man moom je pense que équipe Sénégal yëpp la ñuy xaar en tout cas man daal def naa li ma war a def et puis préparer ni mu ko waral donc loolu xam naa beneen bonus la pour équipe donc avec si joueurs et puis joxe nañ lépp macha allah def nañu match yu baax et puis dominer nañ match yëpp et puis ñu créer occasion yoo xamante ni bon. mu nekkoon kàddu yi Sadio Mané doon àddoo ci micro Mamadou Ndiaye mi teewal kon télévision Futur Média foofee ca Égypte ci xibaaru tàggat yaram la ñuy des ba tey ak rubrique bi ñu duppee kon seen xibaaru Coupe d'Afrique. bi la yoon nag moom moo di juróomeelu numéro bi ba tax na rek dellusiwaat nañ ci li nga xamante ni moom moo di gis-gisu sénégalais jëm rek ci formule bu bees bi ñu indi ci CAN bi waaye kii di animatrice Maty Dieng Carter moom moo nekk gan gi ci bile seenu xibaaru Coupe d'Afrique daal dinay nettali ni nga xamante ni noonu lay dundee compétition bi dossier bi lépp Papa Madiakhate sax moo ko def. dal leen ak jàmm ci seen juróomeelu numéro seen xibaaru Coupe d'Afrique. ci journée tay bi ñaari jongante rek lañu ci jàpp ci groupe F bi Cameroun mi yor raaya gi mooy tase ak Guinée Bissau beneen jongante bi Ghana di laale ak Benin démb am na ñetti jongante benn bi ci groupe D bi Côte d'Ivoire dafa daan Afrique du Sud benn bal ci dara ci groupe E bi Tunisie ak Angola daal di témboo ku nekk dugal sa morom benn jongante bu mujj bi Mali moo daan Mauritanie ñeenti bal ci benn. seen xibaaru Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique des Nations 2019 bi amee ci Égypte bëri na lu bees lu ci am loo xam ne daanuñu ko woon nemmeeku ci Coupe d'Afrique yi weesu waaye est-ce que Sénégalais yi xam nañu ko. CAN bi di démarré nii je pense que CAN la boo xam ne c'est assez spécial quoi parce que dañu jógee ci 16 équipes dem léegi ci 24 équipes donc vraiment par rapport ak yeneen CAN yi di daan am bii moom c'est vraiment une CAN spéciale quoi moo tax du neex a prononcé wu trop quoi sinon aussi équipe yi boo xoolee ñoom ñëpp ñu taxaw la ñu quoi waaw pratiquement toutes les équipes se valent actuellement quoi équipe yëpp ñoo tolloo doole moo tax def ci pronostic lu jafe-jafe la quoi en tout cas ce sera une CAN très relevée moom. non poule la boo xam ni ñun ak Algérie la ak Tanzanie ak Kenya poule boobu logiquement ñun ak Algérie ñooy gën ci poule boobu loolu logiquement parce que Sénégal aussi il faut pas oublier que ni moom mooy première équipe africaine actuellement nii classement FIFA on est le premier 22e mondial donc déjà bon léegi suñu statut bon pratiquement on est favori. waaw duñ ko nangu nag ñu ci bari dañ daan non affaire mais on est favori quoi sur le papier mais ça reste à démontrer sur le terrain loolu la quoi mais poule la boo xam c'est une poule abordable à part l'Algérie yeneen deux yi moom on peut penser que ni xëy na peut-être duñu am jafe-jafe pour génn ci quoi mais encore une fois c'est une CAN boo xam ni bon ça peut avoir des surprises quoi parce que équipe yëpp am doole. CAN bu compliqué lay doon bon pour nga jàll ci moom c'est difficile pour nga dem ba demi-finale wala finale dina nekk loo xam ne dafa compliqué parce que équipe bi ñoo bari léegi bon nag Sénégal war naa góorgóorlu jéem a góor baax ba am esprit bi ñu yoroon esprit bon ñun ñoo mën ñoo toujours dañ koy wax ñu ngay fenn. gan gi. seen xibaaru Coupe d'Afrique di dalal tey Maty Dieng Carter di ab animatrice nekk fii ci rajo King FM. Maty maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey yaa nekk sunu gan ci sunu rubrique seen xibaaru Coupe d'Afrique. Sénégal football premier match am gagné ko contre Tanzanie 2-0 nan nga dundee match bi. waaw ni ñu dundee match bi moo di kontaan parce que li ñuy wax ni bu dee nit ñi dañ la séntu fu sore li la war rek booy saa yoo ñëwee am ndam et aussi ñu ngi koy yaakaar ci sunu yeneen match yi ñëw. ba bii duggee nan nga def tëb nga wala seetaanoo match bi. man nag damaa ragal match lamb lépp loo xam ne que ni dafay xaw a tiital nit rek duma ko seetaan mais aussi dama koy dund maanaam damay supporter nag moom parce que sama waa kër yëpp dama leen di supporter toggal leen añ bu neex da leen supporter léegi match bi bu commencé dama dem tëddi nalaw su ma déggee yu rek ma wàcc.
équipe bi ndax am nga ci yaakaar ren ndax yàgg nañu yaakaar mais toujours xëy na ni muy mujjee duñu neex mais bii est-ce que am nga ci yaakaar. bien sûr yaakaar bu rëy nag laa ci am bi yoon parce que nii naa leen bi yoon kuboo yàlla rek lay xaar man waaw man moom xaaruma ay quart xaaruma demi xaaruma final kuboo yàlla waaw bii moom dama ci am yaakaar te gëm naa ni yaakaar du tas parce que sénégalais yëpp ñoo ci am yaakaar teg ci beneen bi nga xam ni mooy ñi porté drapeau bi dem yaakaar bu rëy rëy lañ am parce que loolu daf leen di jaay te yaakaar naa ne kenn ku ci nekk soo xëyee lii gën a njaay sa njaay ci ngay xëy ci ngay gont donc bii moom kuboo yàlla. alors yeneen équipe yi football ci Coupe d'Afrique est-ce que am nga ñoo ci xam. ki ma ci xam nag su ma ko waxee fii dëkk bi toj de parce que moom turam bi moom saaga la de yii kooku moom du ma wax turam moom am na ku ma ci xam kay ah turam bi nag moo garaaw ah du ma ko wax nag xaw ma lan sa ndey loolu moom du ma ko wax moom. lan mooy doon sa dernier kàddu. mooy ñu booloo ñun sénégalais yi surtout ñu jàppale parce que tey jii équipe bi dafa dem mais équipe bi demalul benn parti mais Sénégal la demal donc dafa demal ñun ñëpp lañ demal te gis nga Sénégal fi ñu toll nii yàlla daf ñoo tàcc waaye nañu fecc. xam nga lu ñuy feccee mooy ñu booloo lu tubaab naan l'union fait la force olof naan ko mbooloo mooy dool nañu booloo ñun ñëpp suñu gaynde yi bu ñuy football ñu ñaanal leen te ñu supporter yàlla nañu am ndam yàlla nañu am coupe bu ñu amee coupe bi nag après laa leen di wax li ci topp. lii lañ leen indiloon ci seen juróomeelu numéro seen xibaaru Coupe d'Afrique dig leen daje ëllëg incha allah. ngërëm ñeel na la Pam Jaxate Sarr doon faram-fàcceel kon seen xibaaru Coupe d'Afrique ngeen koy am bés bu yàlla sàkk ci rajo King FM ci biir Midi Culture ñu jàll ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor. tàmbale kook sayt saltige yi nga xam si kon amalaat nan li ñu duppee xoy. daal di nañu daje rek ngir rek xool li nga xamante ne moom moo di avenir dëkk bi ca loolee rek nga xamante ne rek ab rituel boo xamante ne ñu ngi ko daal di dippee xoy la ethnie séeréer yi nag ñoom ñoo koy daal di def ba tax na rek indi nañ ay seen gisaane jëm rek ci wàllum taw fii ci Sénégal waaye itamit indi ay leeral jëm rek ci équipe nationale ak kan bi nga xamante ne moom la ñu nekk nii boole ci itamit avenir politique fii ci Sénégal nanu teewlu reportage Ndeye Matidia. daje bi séeréer yi ñoo koy amal ci seenum penc saa yu nawet di waajal jot tama yi di bàkk saltige yi doon liggéey ay guddi yu bari ngir gis lu ñëwagul di dugg ci géew bi kenn par kenn di wax li ñu gis. diggante Nioro ak Ndofane gis naa fa accident boo xamante ni oto bi si Nioro day mel ni garab rek wàcc nawet bi nag nee nañu nawet bi gisuma Sénégal yëpp nekk benn nawet njàmbur rek li may wax nag yàlla bu mu am wax rek la ñu am li ñu gis la ñuy wax yàlla bu mu am njàmbur rek gis naa ko noo xamante ni tardé na lool. xoy 2013 lañu ko boole ci patrimoine culturel immatériel de l'humanité saltige yi ci xoy la ñuy andee ay tontu ci laaj yi soxal askan wi ci seenum ëllëg ci wàllum taw feebar ak li koy saafara politique gu dëkk bi kilifa yi war a wàññeeku ak yeneen ak yeneen. jinne bu fi dugg nag xeet bi kurus la fam jógee sori na dugg si na si dëkk bi rey yi bëri nag da ngeen fii gis koo xam ne day jël doomam rendi ñu ne moo ko tey lu la dugg ëpp lu doole. li ma leen di wax nii accident yi nekk si yoon bi bëri na lool ku bari oto bëri accident am fa mais am na accident yoo xam ne c'est pas hasard. seen xoy bi mujj bi ñu amal ren ca Malango di dëkk bu nekkee ca Fatick saltige yi xamle ne ay yëngu-yëngu dina bare te tamit sunu gaynde yi dem Caire dinañ dem ba demi-finale wante ngir andi coupe bi faaw rek ñu génne ay sarax. pour mu dugg bi Sénégal il faut mu am sarax bu mag sarax bi ay nag la benn melo ñeenti nag benn mel nag yëpp dañoo weex tal amul benn rax bu ci loolu laa gis parce que ñëw fii. Ndeye Maty Dieng cant ak ngërëm ñeel la bu baax a baax ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamale xaar mbay ma jaaga. moom nag nekk ab cantatrice bu mag boo xamante ne rek daal dinay marqué époque am waaye ba tey rek di gën a marqué li nga xamante ne rek moom moo di nouvelle génération bi moom xaar mbay ma jaaga bokk na rek ci woykat yi gën a mag file ci Sénégal portrait bi kii di Oumou Hakim moo ko def. musóor bi ñuulaayam waaye it baat bu neex bi ko yàlla may tax ba intellectuel wala simple mélomane mënoo résister ci baatam ay woyam di yokk jom waaye it di symboliser lii di culture Xaar Mbay Madiaga bokk ci patrimoine culturel bu Sénégal mu gane ci àdduna ci Rufisque nekk dëkkub sport politique waaye it lii di caada fës fa lool faatu Xaar Mbay ci ay këyit soqe ko ci askanu ngéwél
way mu donn ko waaye it mu amal ci ay gëstu. way da nga koy doon sax waaye jàng ci la te sooda way day mbaaru njolli ak mbëpp ak mbëfër moo tax ma jooju mënoon a way tax luy mbaar léeg-léeg ma daaru mbay ma sopp ko ndax léeg-léeg mu mbaar léeg-léeg mu wayu mbaar way iskale la da nga yéeg ndànk ba mu nga yéeg ca kaw waaye xuteet ku ko def ci way da nga koy way da ngay way ci suuf mu jëm kaw kono man laa aw. ba mu amee juróomi at la ko tàmbalee def ba Sénégal di xeex li di indépendance Xaar Mbay Madiaga nekkoon ci watu kii di président Lamine Gueye culture daan fës lool ca yooyee jamono tax ba moom it mu ci doon participer yooyee jamono mu nekkoon tout tànk ñu daan ko tegal lii di tabure ndax mu mën a way nijaayam bi di Babacar Mbay Kaba tàggat ko ci woy waaye it daan ko yokk jom daan ko wax yile kàddu woyal ndax danga war a woy caw leen dangu Xaar Mbay Madiaga daan fa woy ca mbapat yañ fa daan amal néew na artiste bu jëleewul inspiration ci ay woyam ba ci génération bu bees bile. Xaar Mbay Madiaga bokk ci ñuy taaral làmb ji tax ba askanu làmb sopp ko lool sama doom na riir kaaro yàlla xale yi ayo bimbang bokk ci répertoire am ba day lu mbor maalik wur ba def tan hëdee bimbang ayo ndaga ma jani bimbang waaw Xaar Mbay Madiaga bokk ci ensemble lyrique bu Sorano ndaanaan bile ci baat bu neex bi wëy ba tey di bëggal melomaan yi koy déglu. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Umu Hakimu Acc doon kon defal tey ji nataalu po Xaar Mbay Madiaga ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal kon Marie-Thérèse Curtis. ñu gën koo xam ci turu Mayte moom nag dafay liggéey comme rek animatrice waaye nag ma ngay def leneen ci wet gi lu ci mel ni comédienne voix loolee rek nag la ñuy daal di indil ay leeral ci li nga xamante ne moom mooy métier boobu waaye itamit ci ay tàmbaleem waxtaan bi nag sekk na ko Kumba Ba. auditeur yu King FM ñu ngi leen di nuyu tey nag ñuy dalal ci Midi Culture bi ki nga xamante ne bii moom mooy Mayte di liggéey ci kër gi nekk it koo xam ne dafay def li ñuy wax comédienne voix. maa ngi lay fay bu baax Kumba Ba merci ci invitation bi. Mayte ginnaaw bañ la nuyoo est-ce que mën nga dikkaat ci lan mooy comédienne voix ak it lan mooy seen liggéey réellement. voilà donc comédienne voix mooy benn métier la boo xamante ne dañ koy jàng. mais soxlawul diplôme en général ñi nga xamante ne dañuy nekk comédienne voix mooy ñi nga xamante ne dañuy am baat bu neex après comme ni ngeen koy déggee rek comédienne voix mën a jouer benn rôle la boo xam ne dañ koy jouer mais boo déggee comédienne voix mooy ñi nga xamante ne dañuy def voix publicitaire yi ngeen di dégg ci rajo yi ak ci télé yi maanaam boo gisee benn spot publicitaire di nga gis image bi dina am benn baat buy nekk ci suuf boo xamante ne moom mooy wax mooy représenter maanaam image yooyu noonu ngay gis à travers un texte donc ñooy comédienne voix yi. kañ nga commencé di liggéey en tant que comédienne voix est-ce que dafa laaj formation wala naka la ci nit ki di duggee. donc man ma nekk ci depuis maintenant on va dire plus de 10 ans maa ngi koy def ni ma def nag ba mën a nekk comédienne voix ça s'est passé de manière très simple hein. Voilà dama doon waxtaan ak sama benn copine boo xamante ne moom elle le faisait donc mu may expliquer li ci nekk et tout donc mu gis ne sama baat neex na parce que en tant que animatrice déjà donc j'ai déjà ces aptitudes là donc muy loo xamante ne nag doo ko jàng nii du jour au lendemain nga maîtriser ko au fil des années nga koy jàng plus ngay def ay spot ngay lire ay textes plus ngay jouer ngay gën a maîtriser maanaam liggéey bi mu nekk benn art boo xamante ne voilà on l'apprend sur le terrain carrément dans les studios. marché yi nga xamante ne yéen a ngi koy am naka ngeen di def ba gagné ko ci wàllu koom est-ce que yéen a ngi ciy gis seen bopp. alors marché ñun duñu wut personnellement marché bi dafa am ay agence de communication yoo xamante ne ñoom la ñuy liggéeyal parce que ñoom ñooy dem démarcher seen client proposer leen ay conception de spot que ce soit télé wala rajo après ñoom ñu contacter ñu. c'est un travail très rentable nag en général sax man du ma ko woowee liggéey gagne-pain laa koy woowee xam nga un petit coup de pouce de la fin du mois dans le mois ou quelque chose comme ça parce que voilà c'est pas un métier où tu signes un contrat indéterminé ou un contrat CDD où tu es obligé d'être là-bas du matin au soir non c'est un travail voilà prestation la quoi prestation de service la mooy dañuy soxla sa service ñu woo la. booy seetaan spot yi nga xam ne moom mooy jaar ci rajo yeeg télévision yi
ban lecture nga ciy am. c'est vrai que da ngay dégg des fois ay sport yoo xam te ne nga dégg ci baat yoo xam da ngay xam ne ñii amuñu expérience mooy maanaam on les a appris comme ça jël leen dugal leen studio mais c'est un métier noble boo xam te ne c'est pas donné à tout le monde moo tax boo gisee sax y en a pas énormément. Il y a des personnes spécifiques yoo xamante ne ñoo koy def d'habitude boo dégloo spot yi da ngay gis ne parfois tu entends la même voix plusieurs fois ci benn spot tu te poses la question à savoir ndax kii rek moo fi nekk en fait on est bëri nañ bëriwuñu déjà li may wax tous les jours ah c'est un milieu ouvert tant que tu penses que ne yow am nga possibilité def ko sentir nga sa bopp ci loolu maanaam tey buñ la jàngalee wala buñ la wanee yoon bi di nga ko mën a def pour man tout le monde a la possibilité de le faire. kon mbokk yéen tam ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi di fàttali ne tey ñu ngi doon dalal Maïté nag moom comédienne voix la nekk it animatrice fii ci King FM. Voilà, merci beaucoup Koumba Ba. C'est vraiment un plaisir de parler de ce métier que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. jërëjëf Koumba Ba doon dalal kon ganu Midi Culture kat yi kon ñu jeexale jotaay bi ak wàllu musique lañ ñu koy tëjee ak single bi léegi nga xamante ne couplement boo daal dinañu ko génnee bu bees dippee ko Kuma Nopp bokk rek ci woy yoo xamante ne moom moo nekk ci biir seen album bu bees bi nga xamante ne moom la ñu dippee Jolof Beat. yow laay woowu yu ma war ñu di réero waxal ak man te nga ree wax ma ku la tooñ bëgguma ku lay merloo waxal ak man te nga ree sa kanam gi nga fas ni ñameetuma la ni may wax ngay biñ di ma xeeloo ni amatuloo sama kersa yow mi lu fi jarul ba nga bëgg a mel ni mi ngi noonu kon mbokk yi foofee la ñuy yam ak yéen ci Midi Culture yamo itam ak lan nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax yow it Serigne Saliou Seck ki di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internet yi ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha allah ci Midi Culture. di jaajëfal bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kader Lo digital Yacine Pouy léegi kon DJ Cool mooy ñëw wóoyal King Feeling lu mooy looloo te maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.